Thierno Ousmane Ba borom kurus ki yàlla rus ba lum ko ñaan mu daal di ko koy may aka ay lool ci faiblesse sexuelle maanaam wàllu ngóore hémorroïde ndoxum siti kaaraange ubbeeku ba lépp loo jug mu daal di nooy wala sax bayre ba ku la gis daal di lay bëgg fasaas yow mi nekk ci biir réew mi wala bitim réew te bëgg lool ay kayit fexeel déggante ak borom kurus nga bëgg am jëkkër wala jabar wala nga taxaw lu yàgg ci amoo doom dawal gaaw seeti Thierno Ousmane Ba ca Yoof ci wetu pharmacie Mame Ndiare numéro téléphone bi di 77 271 77 12 77 271 77 leen gaaw ci seen boutique bu yanj bii di Mamadou Sopp à Belgique verte ngir nga mën a am ay vax yu rafet lool am qualité lool mën a yàgg lool sol ba heure bu la neex may ku la neex faute heure bu la neex te du furi mukk yi vax de qualité yu vax Hollande yu amagul fenn am na it ay brodé yu doy waar am classe lool dernière génération te foo mën a nekk ci Europe wala Afrique dañ koy daal di poster rek envoyé la ko ma ne kon wooteel gaaw ci numéro bi di 048 671 59 62 049 399 26 54 Mamadou Sopp Belgique verte. Gom jari xuja njaay da ngay am sa xarit ale mu regre daaw da ngay am sa xarit mu regre ta su ngeen taxali ko di jawante lool dafa ñaaw gom daaw da ngay am sa xarit mu regre salaamaaleykum mbokk internetu Pendita TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziar car macha allah ko nam na la namoon ngeen ma waaye namoon naa leen tey nag ma génn ak yéen fu nooy nooy fas yéene waxtaan ak yéen lan mooy immigration ci diaspora bi waaye dañ cee dalal ndaanaan loo xam ne kenn dootu ko présenté fenn muy Thierno Diop nekk fii ci Bruxelles ñu fekk si ko fii ci capitale d'Europe fas yéene waxtaan ak moom ci li nga xamante ne mooy immigration duñ leen may dara ndax ay surprise yu doy waar moo fa nekk kon dañuy daal di dem rek ñu daal di découvrir kan mooy Thierno Diop. Abdou Ngom da ngay am sa xarit mu reere Ngom jaari xuja njaay da ngay am sa xarit ale mu reere daaw da ngay am sa xarit mu reere ta su ngeen taxali ko di jawante lool dafa ñaaw Ngom daaw da ngay am sa xarit mu reere waaw comme sama gars yi ni leen ko waxee woon rek ñu ngi fii ci restaurant Grand Thier ñu fas yéene waxtaan ak moom ci li nga xamante ne mooy wàllu immigration dañ koy daal di jox li nga xam ne mooy suñu kàddu mu daal di nuyoo mbokk internetu Pendita TV ñu dellu ci waxtaan bi grand ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Pendita. waaw ñu ngi leen nga nuyoo ko mbokk internetu Pendita TV. maa ngi nuyu sa mbokku internet yi. ndax ñëpp ñu ñuy seetaan tey. di la dalal fii sama restaurant. tey boo ñu doon wax kan mooy Thierno Diop lan nga ñuy wax. Voilà donc wax sa bopp neexul. wala rafetul aussi. mais bu ma la doon wax dama lay naan Thierno Diop sénégalais la boo xamante ne ñëw na Belgique. bu yàgg jàng moo ko fi ndoon. macha allah mooy def naa fi 32 ans. am lu mu fi jàng. far toogaale fi mun naa wax sax càng fi. voilà continuer di def suma waar mooy li nga fi fekk daal mooy restaurant. ak leneen la nga xamante ne peut-être passion la aussi. muy promotion artistique. waaw waaw kooku moom loolu leer na promotion artistique waaye Thier fan la dëkk ci Sénégal ak fan mooy cosaanam. maa ngi dëkk Dakar. cosaanoo mun naa wax Liberté 3.
foofu laa juddoo fu laa màggee. foofu rek laa xam ba mu may ñëw Europe. dëgg la tey nag ñu fas yéene waxtaane li nga xamante ne mooy immigration. immigration nag doon loo xamante ne macha allah yombul benn yoon. ndax nga quitté dëkk war a dugg beneen dëkk bi nga xamante ne mooy dëkku jàmbur. Thier ban dëkk la njëkk a defee immigration. bon en fait boo seetee man du ma immigré xam nga immigré bon nuñ koy waxee ci terme boo xamante ne étymologique. mooy ki nga xamante ne dafa jóge ci dëkk dem pour xëy na tenter aventure wala xëy na améliorer condition am xëy na leneen ak leneen. mais fi ñu nekk dëkk bi du à l'origine du dëkku immigration. Belgique dëkk boo xamante ne la da nga fi doon ñëw soit dañ la fi affecté nga fi liggéey. wala nga am fi commerce. di def commerce di def navette muy Anvers fu dëkk fu nga nekk muy dëkku or wala Bruxelles ba nga xamante ne ñu fi nekkul ñëpp mooy ay ñuy jàng ay jàng wala liggéey ci ambassade bi wala nga dem ay des voyages d'affaires loolu donc Belgique musul nekk dëkk immigration à l'origine. comme li nga expliqué ni Belgique nga njëkkee def li nga xamante ne mooy sa immigration mais ñaata at nga def dëkk bi ñu naan Belgique. def naa fi 32 ans. waaw tey jii def naa fi 32 ans. macha allah 32 ans nga def ko dëkk bi ñu naan Belgique tey suñu seetloo Europe démb ak Europe tey différence bi lan la. waaw en fait Belgique sax dafa xaw a changé tuuti. Belgique moo doon dëkk boo xamante ne. du terre d'immigration. xam nga Belgique dafa doon accueillir ay nit yu nga xamante ne. mooy ñi nga xam ne dañ ñëw pour jàng si. dañ ñëw pour def affaire. dañ ñëw pour def commerce. wala ñu ñëw aussi di rejoindre ay famille temps boobu sax famille yi bëriwuñ fi woon. donc Belgique noonu la demee woon. immigration buñ ko jëlee ci contexte dama koy jël suñu contexte dëkk. mooy immigré xam nga am na ay termes yoo xamante ne xëy na man du ma ko nangu wala du ma ko bëgg mooy fi ñuy waxee faatu wala moodu lu dëgg man lu ma yaakaar ci immigré mooy lu nga xamante ne dañu nekk ay agent de développement mooy nit yu nga xamante ne dañu ñëw jóge bërëb ñëw ci bërëb di waar wala di liggéey pour mun a yokk seen quotidien ba pare yokkal ñi nga xamante ne bàyyi nañ leen ginnaaw. dëgg la waaw loolu mooy sama terme wu immigré. kon noonu laa ko gisee. waaw loolu mooy sa terme immigré mais tey suñ doon wax avantage u immigration ak inconvénients yi lan ngay wax. bon avantage bi mooy lu nga xamante ne c'est le pécunier mooy xaalis ba nga xamante ne ñu ngi koy mobiliser. di ko mun a yónnee seen famille. di ko mun a yónnee seen dëkk. pour nit ñi am fi ay jumtukaay. du dëgg. dëgg la. inconvénient bi dafa nekk loo xamante ne. nit bu sañoon rek sa dëkk ngay nekk. fa ngay évoluer fa ngay amee sa lépp. voilà donc inconvénient bi mooy da ngay gis beneen culture beneen civilisation doo gis sa famille. doo gis sa mbokk doo xam mode de fonctionnement wu dëkk bi. et puis nga dem lu gën a lu si gën a graaw mooy ñu nga xamante ne dañ fi yàgg. da ngay dem ba réer. dëgg la parce que société bu nekk. ak ay réalité nit dina dem ba nga xamante ne si tubaab dañuy wax toute personne dépend de sa société. du dëgg. dëgg la donc yow civilisation booy dund. ak vie booy dund ak culture booy dugg da lay changer sans pour autant nga rendre si compte. dëgg la voilà booy dem mentalité bu ma am léegi tey. xëy na du boom laa amoon bu ma fi ñëw. jour bu may ñëw ak léegi c'est différent. parfois sama famille dina waxante man te mu leen comprendre parce que seen réalité ak sama réalité du nekk benn. loolu lu koy def mooy yàggaayu dëkk. donc mooy benn inconvénient mu ngi noonu. waaw ci biir yàggaayu dëkk sax ci la ñuy gën a dugg parce que parfois comme ni ma wax da ngay am ñoo xamante ne dañuy ñëw immigré si fii ci diaspora bi bàyyi fi nga xamante ne mooy soxna waaye bàyyi njaboot
léegi ci biir yàggaay boobu duñu calculer ñenn famille yi ñu bàyyi ginnaaw toog rek ne duñu retourner façon boobu aussi tam lan nga leen yokk genre boobu. si sama yaakaar de ku fi yàgg te delluwoo xëy na tayoo ko wala mënoo ko. donc mënoo ko mooy xëy na amoo kayit. tayoo ko mooy xëy na yaa ngi ci leneen. mais képp ku sañoon nga bàyyi sa njaboot. ci sa dëkk. naa si yaakaar ne sa sañ-sañ yëpp mooy dellu fa. ndeysaan waaw. dëgg la yàlla baax na léegi ñi nga xam ne ñooy ndawi Sénégal waaye ndaw Afrique yi nga xamante ne bëgguñu lu dul instant bi gisuñu lu dul dugg fi nga xamante ne mooy Europe ñooñu tey boo amee message boo leen lancé lan lay doon. ça va être difficile parce que message xam nga nit. si sama yaakaar nit bu soxlaa. wala mu bëgg. kenn mënu ko téye. waaw man xëy na sax am na aussi benn réalité boo xam ne man y a de cela 32 ans. nit bu ma doon wax Europe parce que dama doon gis ñu nga xamante ne ñoo ma mag di jóge Europe. ñuy solu ñu yore xaalis yore leneen boobu Europe bi neex na te ñoom boobu ñu ngi dund leneen. mais bu ñu ñëwee daan ma ko wax damay ne ñii dañu soxor. waaw loolu yàgg na. te man xëy na fekkee naa ne xaw yi Europe aussi booy mooy Europe bu nga xamante ne. amoon na liggéey. amoon ay perspectives d'avenir. tey Europe dafa changé. dëgg la tey àdduna moo changé monde bi moo changé. dëgg de ce fait mais nit bu soxlaa. pour wala am benn rêve. boo seetee ñi bëgg Europe yëpp rêve la. rêve la waaw. oui kenn mënu leen wax réalité bu fi nekk ba ñu gëm la. mënoo leen wax toogal ba ñu toog donc loo mën a def. te dafa am benn situation boo xamante ne dafa ko seetlu te loolu tamit da nga koy c'est explicable. da nga koy mën a expliquer parce que nit bu jógee Europe bu fi amee coono sax du nangu kenn xamal ko ci dëkk. alors bu delloo nu muy dundee ak nu mu bëgg a dundee. keneen ku ko gis da koy naw donc xam nga dëgg nekk fa. dëgg la. donc image boobu muy véhiculer. xëy na tey moom tamit mu ngi bëgg a changer pour wan nit ki loolu c'est humain. donc keneen ku ko gis tamit day jëlaale ci moom dara pour bëgg a ñëw Europe. boo ñëwee nag da ngay gis réalité yi. dëgg la. soo ñëwee da ngay gis réalité yi loolu am na solo waaye comme ci façon boobu la ñuy dugg ba tey da ngay gis nga nekk ak nit Sénégal ngeen bokk moo xam ngeen bokk famille moo xam nga nekk dëkkandoo mais yàlla def la ngeen bokk nekk ci Europe bi mais kii mën may ko yàlla may ko wërsëg kii mu ñëw wërsëgam dëgër mais ñi nga xam ne ñoo nekk Afrique naan ko amoo jom xoolal ci diw lu tax nangam ak yaakaaroo ñuy toog ñu bëri duñu retourner wala duñu woo seen famille yi lu ci ëpp loolu lay doon. bon man nu ma ko gisee. mooy nit rek nit la. mooy nga nekk Europe wala nga nekk Sénégal. façon bu ñuy gisee waa Sénégal ni ñuy gisee ñun. ba léegi duñu mën a comprendre. xam nga man maa ngi 32 ans maa ngi expliquer sama famille nii laa nekkee. mais ba léegi comprendre nañ ko. mooy weer bi dee am na yaakaar si man. dañ may xaar. donc réalité boobu mooy réalité culturelle u Sénégal. xam nga mooy joxe bi. joxe dafa nekk suñu réalité. te voilà noonu laa la ko mën a expliquer. dëgg la. joxe rek. loo gis rek da ngay joxe loo mun ci def da ngay joxe. solidarité africain fii nii ci diaspora bi. ñàkk a jàppalante bi nga xamante ne africain yi rawatina sénégalais yi du ñu jàppalante comme nu mu waree loolu tey yow boo doon lancer message lan ngay wax. si sama yaakaar solidarité muy fii muy Sénégal aussi. solidarité day fekk nit ki ci contexte bu muy nekk. voilà xam nga nit ñëpp bu ñu ñëwee ñu bokk réalité. day am lu doy waar. xam nga
mooy boo leen bokkee réalité rek da ngeen di tolloo muy ut bi am bi donc nit ñi day am foofu ay concurrence et dëkk bu ndawee comme Belgique ku ci nekk day gis kii damay gis Pendita gis peut-être kii du ñu filmer muy Bamba ñun ñëpp ñu bokk réalité donc bu ñu góorgóorlu rek dinañu xiiroo di ŋaayoo ci dara waaw mais nag loo gis rek sabab la gis nañ fi léegi nii am na benn genre solidarité bu nekk di dund ci sénégalais yi bu mettee rek esprit day change aussi bu njëkk ba dañ daan gis immigration dañuy gis suñu mag ñi dañ daan ñëw liggéey mbaa ñu jaay bu ñu paree daal di retourner dem Sénégal di def va et vient mais tey dañu gis ni xale yi dañu changé lu bari ci immigration dañuy ñëw investir fii ñii ngi tijji restaurant comme restaurant bi ñu nekk macha allah ñii ngi tijji salon mais ñii ngi jëli seen famille seen njaboot di leen indi fii di jur ay doom ñuy fiy jàng tey lan mooy différence bi tey. bon différence bi xëy na bon comme ni mu la ko waxee à l'origine fii par exemple nekkul terre d'immigration pour ñun sénégalais. da nga doon ñëw pour un but déterminé nga delluwaat. concours des circonstances tax nga toog bu ñu toogee il faut ñu ut ay jumtukaay. moo tax il faut ñu investir. yokk suñu quotidien. def ay affaires et macha allah léegi xëy na africains yi en général wala sénégalais yi particulièrement yeewu nañ ci loolu. alors ñu ngi ciy xuus ku ci nekk mu ngi jéem a ut wala ubbi ay kii comme fii comme feneen. mais tey nan la ñu mën a gën a def ba sénégalais yi gën a jàppoo ba gën a booloo rawatina africain. bon xam nga booloo idéal la. du may xalaat ne tey lu nga xamante ne xëy na dama ciy wax tey solidarité dafa di loo xamante ne xëy na ñëpp bëgg nañ ko mais ñëpp mënuñu ko waaw damay wax waxu Belgique laa lay wax dëgg la waaw Belgique solidarité bu fi waroon nekk ci Sénégalais gisuma ko mooy dëgg laa ci wax daal mooy aqulaay taalaay lu tax parce que kii la mooy division maam ay division mooy nit ñi dañuy seet daal à l'origine nag koo ci wax da lay wax dama solidaire mais solidarité boobu noonu ma nekk naa fi plus de 30 ans lu may gis mooy chaque fois du solidarité réelle pour la première fois cette année ma doog a gis benn genre forme de solidarité xëy na nag am na ay solidarité du ma yëgul mais loolu tamit da nga koy def ci contexte am toujours nit ak nit dañuy bëgg di ànd dañuy bëgg di nekk mais nit ak nit tout le temps dañuy séparer loolu leneen la ndeysaan mais ci biir loolu sax yenn saa yi da ngay gis nit ñëw comme li nga wax nit ak nit bëgg a jàppale nit héberger ko muy doogoy ñëw mais après ci biir héberger boobu di nga gis benn genre situation bu compliqué boo xam ne kenn nangootu la héberger nit léegi lan mooy cause bi loolu dama teg ne c'est boo seetee xëy na c'est typiquement humain mais chez les Sénégalais c'est fort danaa la wax benn phrase mais si tubaab laa koy gën a mën le Sénégalais se venge toujours d'un service rendu mooy nit boo mën ci defar lu baax lu bon en général mooy ëpp lu mu lay fayee waaw loolu man dama lay wax expérience la dama dimbali ñu bëri fii ci dëkk bi dama jàppale nit ñu bëri ci dëkk bi macha allah mais boo seetee ñu nga xam ne ñoo ko nangu wala ñu reconnaître ma ko lu néew la sénégalais da nga koy defaral wala nga jàppale ko mais pour mu reconnaître la ko ah daf ko ngir yàlla tax yal nañu yàlla fayal boppam waaye est-ce que tey Grand Thier pare na pour investir fi nga xam ne mooy Sénégal waaw loolu sama ginnaaw la sax man maay delluwaat naa Sénégal pour liggéey
en 2003. ñu nga xamante ne pour def parce que aussi boobu yaakaaroon naa ne pare naa ci Europe bi. ma dellu pour liggéey. mais réalité comme ni ma la ko waxee boo yàggee ci dëkk. réalité dëkk boobu mooy nekk yow. xam nga. si réalité Sénégal dafa am. réalité wu Europe am. ba nga xamante ne ñun ñu nga xamante ne yàgg nañ ci dëkk bi. façon bu ñu war a liggéeyee au Sénégal duñ ko fa fekk. donc day metti trop. moo tax 2003 ma toog naa fa 2 ans après ma dellu si waat parce que fii laa xam léegi. incha allah tey nag sa digganteeg artistes yi tonton Cheikh lan la. voilà donc en fait man si sama yaakaar artistes yi passion la passion. xam nga et puis dafa di loo xamante aussi dafa am benn combat bu am solo bu ma doon def. mooy le combat culturel parce que culture dafa am solo ci réew. dafa am solo xam nga culture dafa di loo xamante ne dafa nekk benn forme de développement. et benn facette bi mooy musique. alors man dama doon gis artistes yi di ñëw dans le temps dama doon gis artistes yi di ñëw France di ñëw Italie di ñëw fépp mais duñu egg si Belgique. alors si nag ma def benn combat. loolu yàgg na peut-être léegi il y a plus de 15 ans. pour que artistes yi di ñëw Belgique mooy artistes sénégalais yi. voilà donc ci xeex boobu laa nekkoon. di ci def ba tey bu may waxante yow passion la. donc dama koy def. waaw sama gars yi comme ni ma leen ko waxee woon rek suñu émission tey day ala daw mais tey nag ma fas yéene dalal ki nga xamante ne mooy sama càmmiñu xol di Mame Mor borom Ngéwél gi central mu fas yéene ñëw jàppale si ki nga xamante ne mooy Pendita kon dañ koy daal di dugal rek mu daal di ñëw bokk ci suñu waxtaan. Abdou Ngom dangay am sa xarit mu ree jërëjëf soxna Pendita kontaan ci yow bu baax a baax di la jox sa wàccuwaay di la ziar bu baax di ziar invité bi grand la boo xam ne duñ ko respecté bu baax a baax ci dëkk bi dégg nga comme ni mu ko waxee def na fi 32 ans mu bokk ci modèles yi ak référence yi grand maa ngi lay nuyu. maa ngi lay nuyu Mame Mor. ziar naal di la jox sa wàccuwaay. maa ngi lay dellu ziar. man damay ñëw ci côté solidarité bi sànq ñëw nga ci mooy sénégalais yi gis nga ne ren style boobu lañ génnee ci Covid bi mbas mi moo tax ñu def lu mel noonu taxawaay bi est-ce que taxawaay bi nga ne c'est la première fois nga def fi 30 ans est-ce que taxawaayu sénégalais yi niñ ko xaaree demee na noonu. waaw man lu ma gis en fait point la xam nga loo gis rek début daf ci baax. te début bi daf ci am solo te début bi nu ma ko gisee ak yéen liggéey bu ngeen ci def. ah man de sama xel daf ci dal. ba nga xamante ne gis nañu colis yi ñu ngeen di joxe. émission yu ngeen doon def. ak nit ñi seen participation. pour mu am benn genre cohésion mu am solidarité. loolu c'est très très important. mais sànq dama ko dégg sa biir wax nga ne est-ce que nit ñi jàppalante est-ce que c'est réel est-ce que lu dëggu la est-ce que lu jaar yoon la ndax loolu jàpp nga ne dina continuer. moom la ñuy yaakaar. te yàlla nañ ci yàlla def mais dafa am loo xamante ne tamit da nga koy jël gis nga da nga koy jël sax ci beneen ordre parce que ordre boobu lu ñuy wax ordre divin. xam nga âme mooy lu ñuy wax roue. mu ngi ci nit. du dëgg mais. gauche droite. lu la ndeyjoor ak càmmoñ. nerve waaw ndeyjoor ak càmmoñ. pour que naka la si nag bu nekkoon ci tubaab ma gën la ko mën a wax. mais non. l'âme n'est pas solidaire. loolu xam nga donc nit si boppam moo solidaire. ba tey ci 32 ans yi laay des. taxawaay bi ci 32 ans yi ci immigration ak réew mi niñ ko gisee ni muy doxee. tey est-ce que du yéen ñi nga xam ne yéen fi jiitu. am benn expérience bu ngeen am est-ce que jotul woon ngeen dajale bu dee sax da ngeen di woote ndaje yéen ñi nga xam ne yéen fi yàgg. pour mun a jox nit ñi beneen exemple pour gën a jàppalante pour côté solidarité parce que li may wax nii lu ñuy dund la Sénégalais yi nekk ci biir dëkk bi am na ci ñu sonn lool de grand. non dëgg la te loolu yéen lañ ciy jam baaraam. non man fu ma nekk bërëb bu ma nekk nii chaque jour ma gis ci. parce que fii rek sama ginnaaw. ay sénégalais yu bëree ngi fi xam nga ñu ñëpp ñuy ñëw si place Isère bi la ñuy taxaw. donc man maa ci gën a jege ñëpp. si la ñuy taxaw di ut liggéey di kii nii saa yu ma rombee ñu laaj ma liggéey.
ñaata yoon lay jël nit di romb rek ci magasin parce que war naa dem jëndi ma ne ko kaay liggéeyal ma dara te xëy na sax soxlawuma ko yàlla rek moo tax may wax donc mais si contexte xam nga contexte tamit dañ koy fekke donc contexte bu ñu nekk léegi ci Europe nañ ko wax parce que ñu bëri ñu ñuy déglu donc contexte Europe dafa changé nit la ma doon yaakaar ci Europe moo fi nekkatul waaw donc nit ñu bëri ñu ngi jóge di ñëw di ngi jóge ci gaal yi di dugg ci avion yi wala ak leneen di yaakaar ne Europe Eldorado mooy li nga xam ne da nga fay fekk pour njëriñu nekkatu fi. jërëjëf merci beaucoup question yi laa amoon grand Thierno di la ko posé di la remercier bu baax a baax di kontaan ci jàkkaarloo ak yow di delloowaat Pendita rek mu ñëwaat ngeen àggale jotaay bi jaajëf. Abdou Ngom da ngay am sa xarit mu ree jërëjëf Mamor kàddu yi am na solo laaj yi rafet na trop macha allah ñi ngi ñu mayoon ci temps daanaka ñi ngi ci pandaw ga tey la mooy sa dernier mot ak ban message ngay lancé pour société sénégalaise. mooy lu mu la wax. Arrêtons de se venger pour un service rendu et soyons solidaires. ñu ngi lay bàyyi nga tàggatoo. maa ngi lay remercier. Occasion bu ma jox pour mun a wax sama avis. waaw ku nekk nag opinion la rek. ku ci nekk voilà man sama xalaat rek laa wax. te xalaat moom. ku ci nekk am nga sa xalaat. dañuy daal di tàggatoo rek nuyu mbokk internet yi Pendita TV xanaa may nuyu ki nga xamante ne doom la ci man macha allah muy soxna Rama Mboup depuis Guédiawaye du nuyu ki nga xamante ne mooy sama yaay xol Ndeye Ndiaye depuis Toulouse waaye duma fàtte Marème Fall sama magi bopp ji macha allah daal di nuyu ki nga xamante ne mooy Khady Fall depuis Louga sama gars yi nii la woon émission bi nii lay demee di nuyu ki nga xamante ne moo jaar ci sañsa bi macha allah muy Talla nekk fi nga xamante ne mooy Anvers ku bëgg li nga xamante ne mooy veste bi da ngay daal di ñëw ci see Talla waaw Pendita la doon jéegu Louga bi xaleb Géejawaay bi nii rek laa leen di tàggoo ba beneen yoon ci beneen thème waaye ci beneen invité macha allah kon ba beneen yoon. Abdou Ngom da ngay am sa xarit mu ree Ngom jaari xuja jaay da ngay am sa xarit ale mu ree